àllarba juróom-ñetti fan ci weeru décembre ci atum 2021 mbokku téléspectateurs yi safoo ci ànd ak ñun ci ITV ci seen émission Total local yegg si leen ak jàmm ni ma leen ko xamale woon ci seen émission bi ni ngeen ko tàmmee itam ay bés yu ne dañuy dem ci gox bu ne seeti ja ña fay yeewoo ndax lu jëm ci élection locale yi ñaar ci fan ak ñett ci weeru janvier 2022 gox bu ne daa war a wax li mu soxla waaye itam ñay yeewoo ca gox ba ti bëgg xëccoo ngir yore bokk moomeel bi ñoom tamit wax lan la ñu andi loo xam ne ndax dina dal xel ko waa gox bi wala déet loole yëpp ay saytu yoo xam ne ay bés yu ne incha allah dinañ ko amala tey jii nag ñuy dem ci benn dëkk ñaari gaar noonu lañ ko gën a xamee waaye dem ca Tivaouane dëkk bu sell ba dem ba ca biir Mboro nekk ab gox boo xam ne yenn saa yi dañuy wax ne tur bi sax moo gën a rëy la nekk ca biir ndax bëri nay jafe-jafe bëri nay coono waaye bëri nañu itam ay coono lan mooy opportunité yi nekk ci biir Mboro nan la ñu war a mën a def ba développer ko lan mooy bilan wu maire mi fa neew itam waaye ndaw yi tamit lan la ñu àndaale loolu mooy solo su waxtaan gi xam ne tey dañu am mbégte dalal ci plateau bi kii ti Malick Diop nekk candidat ci liste waa MPD liggéey Mboro suñu yiite Malick ñu nuyu la dalal ak jàmm bàyyi la nga nuyu waa Thiès waa Sénégal waa Mboro. salaamaaleykum Hassana permettre ma nuyu waa Sénégal particulièrement sama waa commune muy Mboro. donc ñu ngi am mbégte mu rëy ci sa dalal bi nga ñu dalal ci émission bi pour ñu waxtaanee Mboro ak ay jafe-jafeem. ci beneen boor bi ñu am ab notable mën nañ ko tuddee noonu ci goxub Mboro professeur la fa woon ci ay jamono professeur français nekkoon itam principal CM Kanel nekkoon itam ñu bokkoon ci mouvement jeunesse socialiste Sud-Est ak regroupement enseignant yu nekk ca Mboro professeur Momar Sall ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu waa Sénégal waa àdduna ak itam waa Mboro. salaamaaleykum Fall ñu ngi lay nuyu. di nuyu téléspectateurs yëpp. rawatina mbokki Mboro. mi nga xam ni moo tax ñu teew fi tey pour jàmbar ay métitam pour indi ci ay saafara. te ñaan yàlla aussi ñëw bi ñu fi ñëw ñu wax fi lu nga xam ni ëllëg si bi dina jariñ Mboro dina jariñ askan wi asalaamaaleykum. espérons bien loolu la ñuy ñaan ci plateau bi Malick damay tàmbalee ci yow Malick say atu yeeg ci fanweer yeeg lu mu koy rombee bëriwul nga doon ndaw ren ji ñu gis ko mu nekk loo xam ne ñëpp a ko seetloondoo ndaw yi bëri nañu loolu ab vent boo xam ne am nañ ko ci dugg ci xëccoo bokk moomeel yi Malick yow personnellement lan moo tax nga ni bi la yoon Mboro damay bokk ci ñuy xëccoo damay bokk ci ñuy jiite. jërëjëf Hassana di nga posé nga ñu question bu am solo ndax comme ni nga ko waxee noonu lañ ko seetlu partout au Sénégal que ni ndaw ñi dañu jug ba ñenn ñi di wax sax jugandoo. mais ñun nag bokkuñu ci mouvance boobu parce que ñun suñu candidature njëkkeewul tey. 2014 njëkkoon nañ fa nekk candidat ci jamono boo nga xam ni ba ñuy samp candidat mën nañ ni ñun ñoo nekkoon le candidat le plus jeune au Sénégal. te ba ñu koy def dañoo teeloon a am gis-gis ni réew mii di Sénégal kat ak ni muy doxee jot na ndaw ñi jël seen ay responsabilités mais surtout communes yi nga xam ni dañu am ay jafe-jafe communes yi nga xam ne lépp dañ ko war a tàmbali te tàmbali dafa am lu mu laaj fugg lay laaj énergie lay laaj xam-xam lay laaj dëggu lay laaj ak taxawaay boo xam ni wax dëgg yàlla pour mu daje ci mag day jafe ba tax ñun ñu teeloon a am gis-gis ni dëkk bu mel ni Mboro ci ay jafe-jafeem ndaw la laaj ñu tàmbali woon ko depuis 2014 defoon candidature boo xam ni donte suñu njàng eggagul woon dañ ko defoon pour yëglu depuis lors nag su diggante bi lu bari xew na fi mottali nañ suñu njàng développé nañ suñu activité économique ba tey mate nañu ko sëkk egsi ci candidature boo xam ne bii yoon nekk nu candidature boo xam ne dañuy yëglu dañoo fas yéene dem élection gagné ko incha allah pour génne Mboro jafe-jafe yi mu nekk. bokk leen ci candidat figurant yi. ñu ñuy ay candidat figurant candidat boole liste bëgg candidat. loolu mooy li nga xam ni jàmbur. loolu mooy seex na li nga xam ne xasan na li nga xam ne moom la ñu naqari sax ci yenn candidature yi nga xam ne dinañ ko gis à Mboro. ndax des fois nga gis danaa ko wax ni benn candidature naam xeebul benn candidature reeluwul mais comme ni nga koy gisee ci Sénégal ak noonu la amee ci suñu commune léeg-léeg nga gis candidature yoo xam ni daf lay wóor ni rek dañ koy def pour yattu tur wala def ko pour préparer seen poste wala ñu limale leen mais da lay wóor ni mbir mi dajewul pour ñu mate ko ñun wute nañu ak ñooñu ñun ndaw lan loo xam ni tey Cheikh na suñ la waxee ni ñooy ci juróom-ñeenti candidats yi nga xam ne ñoo déclaré à Mboro ñun ñoo ci le candidat le plus jeune
mais malgré ça liñ ci dajale ci ay expérience du benn candidat bu ko ci am parce que def nañu fukki at ak juróom-ñett ci expérience municipale nekk ci gestion municipale bi booba ak nag ni ñu nekk conseiller nekkoon aussi ancien candidat à la mairie de Mboro mat sëkk nag ci côté yi nga xam ne dañ ci war a natt leader te dinañ ci dellusi ci biir waxtaan bi. Professeur par rapport ak taxawaayu ndaw yi ni nga ko gisee Sénégal ñëpp seetlu nañ ko ren ndaw yi nekkuñu ñoo xam ne dañoo nekk ci ginnaaw liste yi rek waaye bi pas dañ ne ñoom dañoo dem jàkkaarloo ci kanam ngeen gis Malick mu ñëw andi ab place am encore ndax ni mu ko waxee 2014 bokkoon na bi la yoon mi itam mu ñëw bokkaat est-ce que ab candidature la boo xam ne seen xel dal na ci est-ce que bo yaakaaroo leen ne fugg mën naa tax ba expérience bi mu war a am ba mën a dem andi leen loo xam ne di ngeen ci jëriñoo du ngeen ko ci gis. macha allah laaj bu ma sawar a tontu la ndax moom yi bokk na ci élèves yi nga xam ne formé naa leen. ma am ci moom yaakaar bu baax nag parce que am na fulla am na fayda du ndaw lu ñuy wax ndaw la parce que ndaw lu nga xam ni xam na cëru mag te dafa jël ay mag ñu encadré ko pour que yoon bi mu jëm mag ñi niital ko moom mu xuus jàll parce que am na expérience politique bu nga xam ni may na ko mu war a briguer sax au-delà de la mairie de Mboro mu briguer le suffrage universel kooku moom amul benn werante parce que booy ji da ngay ji ci ndaw ñi mag ñi ñooy tobb yi xale yi ji ci parce que xale moo am kattan moo am avenir bu gën a yaatu parce que mag naam war na ji waaye bu jiwee aussi jiwalu ko boppam parce que ëllëg moo tax mu ngi jël moo tax le semeur bi Victor Hugo bi mu bindee loolu geste auguste bi mooy nga xam ni say àddina yow yi mi ngi jeex waaye nga ji bàyyil fi nit ñi loo xam ne ñeneen ñuy ñëw sa ginnaaw parce que nit ku ne lekk na doomu mango bu nga xam ni xamoo fu mu ñore xamoo ko ji donc ñun on veut semer sur la jeunesse pour que fruits yi nga xam ni mooy fruit de l'avenir yi ñoom ñu récolter ko. d'accord ni mu ko waxee ci tàmbali ba sànq 2014 bokkoon na ci ñu doon jongante mujj naa cee doon ab conseiller municipal ci diggante bi Mboro ku ko wax ni sànq ba ma koy introduire yenn saa yi dañuy dégg Mboro waaye tur bi dafa mel ne moo gën a rëy li am biir Mboro ndax yenn saa yi su ñuy dégg Mboro dafay fekk ne ñoo ngi tudd yenn entreprise yi yenn saa yi ñoo ngi tudd mbirum environnement lu jëm ci environnement bi poñ boobu laa bëgg ñu njëkk cee taxaw yan jafe-jafe la Mboro ci dund fi mu toll nii lu jëm ci mbirum environnement bi yoo xam ne soxla nañ ci ay saafara. Mboro su ma ko mënee misaal dama naan silmaxa bu toog ci baignoire or te xamul ci li mu toog ndax Mboro dafa jekk ci rafet dafa soppalu elle est attractive mais aussi dafa bëri ay gàllankoor vulnérabilité foo ko takk weesu na ko su ma ko doon lim nag léegi dama koy tënk rek pollution l'air alam bi yàqu na nit ñi ñu souffrent de maladies respiratoires yu dul jeex ak pulmonaire bi ci topp mooy ndox mi nappe phréatique bi am na problème ak pollution terre bi aussi parce que terre bi dafa am ay points d'eau yu nga xam ni dañ ko def dépotoir d'ordures ba nga xam ni mën na affecter nappe phréatique bi te kooku ndox mi dafay effleurer solugul te ñu ci bëri ñu amul kattan ci forage yi seen teenu càpp lañu def pour am ndox mun naan te ndox ma ni naan wóor na yàlla ni baaxul te amul structure sanitaire yu nga xam ni ñoo mën a taxaw loolu kon bu air bi pollué eau bi pollué terre bi pollué là c'est dégradé. c'est Mboro qui est pollué en quelque sorte su ma la. pollué cadre de vie bi c'est complètement dégradé loolu moom mooy li am. waay keneen ku la wax loolu leneen dul loolu. daf lay nax. d'accord
Malick, Mboro Poli. yow 2014 ak léegi yaa ngi ci conseil municipal bi Mboro Poli yow lu ñu wax ci bilan Moussa Ndiaye mi seen maire dañ la koy defaale sa bilan la yaa yéen a ko bokk ndax ci équipe municipale bi nga bokk kenn mënu jël li cay génne lu tax defoo leen dara laay wax waaye itam lan nga andi loo xam ne jàpp nga ne mën naa andi ay saafara ci jafe-jafe yi xam ne jëm na ci alam bi mbir pollution ak yeneen yu ñu mel yoo xam ne dañ koy dégg chaque fois biir Mboro. merci Hassana xanaa bala may sori. ma génne sama bopp ci bilan Moussa Ndiaye wax la keccat ma ci. parce que bilan Moussa defe naa ne képp ku ma xam ni man may menn court conseil boo xam ne sur 46 ci conseil municipal yi. yoo xam ne mosuma ko voteel dara. te it lépp lu mu indi wax naa ci sama xalaat ci opposition boo xam ni dama koy wax ci idée. ci wax ni lii nag jëmul kër. li tax mënuma démissionner parce que du Moussa moo ma fal askan wi moo ma fal ni ma demal toogal ko xalaatal ko waxal ko gisul la ma askan wi fale maa nga ca mooy demal waxal ñu xalaatal ñu génne ay idée à chaque fois su ma fa nekkee dinaa leen xalaatal dinaa génne ay idée idée yi ci bu fekkente ni waroon ak yi li nga xam ne moom la fa bilan actuel ba di def ci maanaam def budget boo xam ne da lay wóor ni budget bi jëmul commune bi fenn parce que su fekkente ni Mboro dafay nekk commune boo xam ni commune bu ndaw la am ressources yu tuuti ñuy am pratiquement 300 et quelques millions maire di octroyer boppam le cabinet du maire seul muy jël octroyer boppam. du ma nangu attaque tontul ci li ma la wax par rapport ak li jëm ci mbiru. non dama li nga ma waxoon ci bilan bi waaw léegi lu jëm ci mbirum environnement alam gi. en lu jëm ci mbirum environnement yow lan moo ci sa xalaat loo xam ne jàpp nga ne fi mu toll nii Mboro pollution ba fa am te professeur wax ko léegi dañ war nañ ci mën a. loolu liñ ci am idée mooy li nga xam ni moom la ñuy tuddee RSE muy responsable sociétal environnemental. loo xam ne entreprise yi dañ ko warloo ak commune bi nga xam ni mooy Mboro nekk fa toog ci suñu suuf di exploiter di ñu xëpp tookee di polluer te boo demee nga xool seen boo demee nga gis ni ki yore seen wàllu environnement ñoom ñoo ko yore def ko seen yi fi bopp budget bañ koy voté ñoom ñoo koy voté ñoo koy gérer seen bopp commune bi xamu ci dara dañu ni loolu environnement bi moo ko tax a jóg loolu moo tax ñuy gis ni Mboro environnement mi ngi dégradé de jour en jour loolu nag autorité ya fa nekk jéemuñu ci dara waxuñu ci dara mais ñun dañ ci am projet de société bu mag muy ni bis bu ñu yàlla indee ci commune bi ak jàmm ICS dafay ak entreprise yi nga xam ne ñoo wër suñu zone toog fa di exploiter dafa am lu ñu warloo ak commune bi mooy RSE bi mooy li nga xam ni daf ko warloo di ci wàllu xool ñi muy xam ne ñoom la xëpp tooke laka la warloo ak ñoom ci di xool di def fexe ba population bi di faju fexe itam ba zone bi fépp fu war a am garab mu def ko fa fexe itam ba fépp foo xam ne dañ ko war a taaral mu taaral ko lépp war a dellu ci cadre de vie ba nga xam ni suñu rapport ak ICS warul tey nekk rapport bi nga xam ne moom la ñuy gis mooy Mboro waa bopp la ICS defaluñu dara comme ci ICS ennemi la ci biir Mboro alors que ICS suñu moomeelu Sénégal la moomeelu waa Mboro la ICS dafa war a boole boppam ci Mboro comme ni ko Mboro war a boolee ci boppam mooy ñu am rapport boo xam ni ICS dafa war li mu warloo ak ñun mu waxtaane ko ak ñun mais warul dem créer fële rek ni kii moo yore suñu wàllu environnement budget bañ fa ñoom ñu gérer ko seen bopp di ko doxalee ni mu leen neexee de temps en temps ñu woo ñenn ñi nga xam ni wala bopp ñi nga xam ni ñoom ñooy maire yi wax tëjoog ñoom ci biir néeg population bi duñ ci xam dara ñuy continuer di dund pollution bi environnement bi di gën a dégradé wu ñun en tant que maire loolu dootul continuer mais cadre de vie bi nan nga ko mën a soppee au-delà de mbirub RSE ndax RSE c'est bel et bien mais yenn saa yi maire communauté municipale yi dañuy wax ne non dañ koy dékk entreprise yi rek ñu gérer ko mais mairie bi en tant que tel yow ban projet nga am boo xam ne jàpp nga ne lii suñ ko defee waa Mboro fu ñu bëgg toog dinañu mën a am fu ñu féexlu suñu bëgg am cadre de vie bu sell dinañ ko am waaye itam ku bëgg am ndox di nga ko am ci ni mu gënee sa projet personnel pas RSE en tant que tel RSE dañ koy sukkandikoo di ko dimbandikoo te ñun Mboro mënuñoo wax cadre de vie te tudduñu RSE parce que bu fekkente ne li commune bi war a def lépp daf koo def te li ICS warlu ak ñun defuñu ko day mel ni fukki di gas fukki di suul moo tax lu am solo la ñun te faaw ñu incité mais Mboro dafa am particularité mooy suuf la ñu yor boo xam ne bu nangu la yor dox dem napp boo xam ni napp bu jigéele te neex kon ñun dafa am loo xam ni particularité ci ñun muy zone boo xam ni zone fertile la di capitale zone des Niayes kon bu ñu egsee dañoo bokk ci naatal Mboro fexe ba Mboro ni meloon ci ay cocotiers mel ko ak ay garabam ci axe yi nga xam ni mooy taaru ba lépp ñu reprendre ko ba boo duggee Mboro xam ni fii kat dëkk buy dund la parce que noonu la dëkk bi mel suuf si mi ngi dund napp bi soriwul mais dañoo nasax ci ni gisuñu fa benn maire boo xam ni ñëw na di initier ay reboisement wala muy inciter nit ñi ci cadre de vie ci nettoiement ak itam ci taaral ay béréb yoo xam ni man ngaa sonn toog noppalu fa wala yeneen ak yeneen ñun nag
dañoo jàpp ni Mboro dañ ko war a méngale ak jamono def 21e siècle parce que ñun de yàlla dafa dogal ñuy dem bitim réew di lëkkaloo ak maire yi nga xam ni dañuy jànge ci ñoom ak di xool li nga xam ni moom la ñu organiser seen cadre de vie di gis seen dëkk ni ñu koy defaree di ko taaral muy dëkk yoo xam ni da ngay dugg gis fa naataange gis fa foo xam ne di nga fa mën a toog féexlu gis loo xam ni cadre de vie la loolu dañ ko yéene Mboro am ci projet incha allah dinañ ko defal suñu dëkk. Professeur Momar lépp est-ce que mën nañ ko sëpp ci RSE seulement pour développer lii ci Mboro wala pour xeex ak jafe-jafe yi am ci côté alam beeg cadre de vie pour est-ce que soxlawul leneen lu dul RSE. dëgg la lépp mën na ko wekk ci RSE état bi am na ci wàll pour jàppale communauté bi pour que mu xeex boobu li nga xam ni moom la kii usines yi warloo ak territoire bi mu def ko mais gannaaw loolu aussi il faut du partenariat mais ñun li ñu gën a amal solo fii ma nekk nii mooy périmètre dënd Mboro dafa xat pour population bi Mboro am parce que périmètre Mboro communal bi c'est à peu près 3,10 kilomètres carrés pour 40 wala 45 000 personnes am xam nga kooku boo ko booleeg pollution bi day mel na prison bu nga xam ni rek bon les populations dañuy gën a affecté wu loolu mooy suñu problème mais au niveau de la commune yenn réalisation yi mënuloo ko def avec un budget d'investissement bu nga xam ni c'est très faible li nga mën mooy fonctionner ak budget de fonctionnement bi mais après budget de fonctionnement bi budget d'investissement bi doo ci mën a defar sax goudron mais yàlla def na foofu Mboro am na grain de riz bu nga xam ni mën nañ ko étaler ci yoon yi ñu ngi ko doon initier sax ñu ngi koy def mais dañu fépp te loolu ICS war na ci mën a def taxawaay bu dëgër ñi ci am ñu ci bëri dañuy jël ay camion di leen louer di leen fay ñu ñëw di sotti foofu jël tracteur ñu koy masale te Mboro benn yoon moo fa am benn route goudronnée benn fa lay camion yi jaar di ko défoncer complètement mu am ay nit yu fiy dee ñuy rey ay nit chaque année on tue 2 ou 3 personnes te li ma lay wax nii man je suis pas de Mboro dama tànn Mboro j'ai fait 32 ans à Mboro waaw nga xam 32 ans nga Mboro génération élève bu nekk jaar na sa loxo xam nga métti waa Mboro sur le plan de l'eau wax nañ ko fii électricité yooyu yëpp ay jafe-jafe la yu nga xam ni defe naa budget bi rek attunu ko Malick par rapport ak li mu wax léegi superficie bi déjà nekk na loo xam ne lu xaw ndaw la te ku wax Mboro wax ay nit ñoo xam ne dañu war ti gënti màgg ñenn ñi ti gënti soxla su ñi xool nu ñuy délimiter zone bi industrie yi war a mën a nekk zone buy oto yi war a mën a jaar ak itam fu nit yi war a mën a dëkk ñeneen ñi fu ñu mën a liggéeyee yow nan nga ko xalaatee ndax acte 3 décentralisation quand même am na ay buntu yoo xam ne ubbi na ko muy intercommunalité ak yeneen est-ce que def ngeen ay projet wala ay projection yoo xam ne jëm na ci xool nooy gën a yaatalee Mboro wala itam gën a ubbi opportunité ak koom-koom goo xam ne war na fa mën a développer wu. fànn bu am solo nga laaj muy li nga xam ne ñun ci suñu wàllu programme moo ci jiitu muy fexe ba yokk Mboro ci ni mu tolloon wala lu ko ëpp loolu mu jiitu ci programme Mboro suñu yitte parce que tey Mboro dafa bindoo noo xam ni kenn mënu ko développer te fexe woo ba Mboro ñu delloo ko suuf si nga xam ni moo ko moomoon ci loo xam ni politicienne lañ ko defee woon ci loo xam ni lu ñu mën a expliquer la mais du fi xaj jarul ñu koy jarul ñu ciy dugg mais ñëpp xam ni tey Mboro pour mu mën a noyyi dañoo bëgg Mboro delluwaat ci suufam et loolu combat boobu lu ñu defoon la ba tey dossier bi mi ngi woon ci table président de la République xëy na ñàkk autorité yoo xam ni au niveau local am nañu taxawaay war na noo wax fi ñu war a waxee ak topp mbir mi moo tax président peut-être dina mës a yegg moo tax dina mës a egg parce que Mboro suñu yittee bis bu dellusee ci bis bu jëlee mbiri Mboro question temps lay doon parce que dañ koy activer dox ko parce que dañoo am ay projets yu mag ci dëkk bi projets yi ñi ngi taxaw di xaar war ko réaliser ci dëkk bi te dañoo soxla suuf pour mën ko def parce que tey Mboro bu bëggoon a def lycée bu bees amul fu mu ko defee bu bëggee def hôpital amul fu mu ko defee bu bëggee def yeneen ak yeneen amul fu ñu ko defee te nag
intercommunalité dëgg la mais boo xoolee boo ñëwee ba gis incohérence territoriale ba fa nekk da lay wóor ni lii leen rek ko mën a saafara. incohérence territoriale ci maanaam tey bu fekkente ni Mboro ak Daaru Xuddoos dañoo taqaloo Daaru Xuddoos yi jël suufam wër li ci ginnaaw jëlaat ñu wër ñu ndoom ba lépp li nga xam ni mooy suñu géej daaru pour mu dem géej day jaar ci biir Mboro géej gi ci man la bokk daaru itam daf ñuy wëraat ndomba ni tool yi ngeen xam ni moo wër Mboro ci yeneen côté yépp ci man la bokk loolu defe naa ni incohérence la boo xam ni boo dëkkul Mboro nekkoo fa doo ko xam mais boo fa duggee da nga naan lii naka la mën a nekkee loolu nag la ko defaloon ay tractation politique la woon booba ak na gën nag Mboro amul maire bu am taxawaay amul maire bu man am xadar amul maire bu war a mën a lijjanti waaye bis bu Mboro suñu yittee ñëwee ci commune bi question wu temps lay doon parce que dinañ ko dox dinañu ko wax parce que dañu am ay projets yoo xam ni dafa taxaw tem ñu war ko def ci Mboro war a méngale Mboro ak 21e siècle te loolu bala muy mën a sotti faawu Mboro jëlaat suufam et ñun suñu projet de société yamul woon cote et yamul cote ci fexe ba ñuy bañ dolli suufu Mboro mais képp koo xam ni sénégalais nga ngay xool carte bi da ngay xam ni c'est dafay li war a nekk yoon mooy Daaru Xuddoos bi nga xam ne dafa jàpp ni moom moo yor suufu Mboro Daaru Xuddoos dafa war a nekk quartier ci biir Mboro commune bi ñu décentraliser ko mu dem Fass ak Diogo te Daaru rattaché à Mboro parce que loolu mooy dooleelu Daaru mooy doolewu Mboro parce que soo gisee ICS ak yeneen entreprise yi di mën a def ci zone bi lu la neex di exploiter di jaar ci suñu suuf fayu ñu taxe deful ñu dara amul ñu benn njariñ c'est parce que lu Mboro beñ Daaru nangu ko wala lu du Daaru beñ Mboro nangu ko mais Mboro ak Daaru Xuddoos bis bu ñu nekkoon benn commune ñu am maire boo xam ne méngoo na ak li nga xam ni moom la commune bi di laaj maire bu dégg jamono maire bu attan mu delsi ci li may wax ni dëgg la ndaw la Mboro soxla mais na doon ndaw lu ko attan muy delsi waat li wan ne ñun riir mi fo boolewuñ ci dañoo xam contexte bi xam lan la Mboro laaj xam lan la zone bi laaj ku nekk conseil municipal moom xam lu Mboro laaj wax na ko léegi mbirub intercommunalité am na ay jamono sax ñeen doon wax ne ginnaaw ba ñu defee Keur Massar département ne non dañu waroon def itam Mboro département loolu ab jooy la boo xam ne ñenn ñi wax nañ ko ñi yemoo ci biir Mboro mais ku wax Mboro wax itam ndaw yi nan leen war a mën a taxawoo maanaam taxawoo ci mbirub employabilité président jooytu na ko loolu nekkul mbiru Mboro kese mbiru Sénégal la Mboro ku ko xool yow professeur sa gis-gis ci Mboro ndawam ban problème la ñu am formation la nekk wala dañu amul ay capacité yoo xam ne war na tax ñu mën a dugg ci yenn bëri bi mën faa liggéey wala opportunité la Mboro benn lycée la am lycée bi CM la woon léegi am na ñaari CM donc vivier ma nga foofu amul lycée technique te GCO nga fa ICS nga fa Taïba nga fa donc ñooñu waroon na mën a jël population de Mboro les jeunes de Mboro pour que ñu employer leen foofu mais su fekkee ni commune Mboro kese la amul suuf boo fa bëggee def ay ferme agricole pour les jeunes du sotti boo fa bëggee def ay usine ay unité de transformation de fruits et de légumes tey metti mënoo jël usines yi wala unité yi nga toj kër yi def ko Mboro dafa mel na bakkan ci visage u Daaru Xuddoos bakkan gis nga visage ni mu toll moom bakkan la ci bakkan kese ça veut dire que donc portion congrue la donc population Mboro dañuy étouffer ci exécuté bi dañuy étouffer aussi ci périmètre bu ndaw bi voyez-vous donc loo xalaat ci jeunes yi muy stade muy lycée technique muy lu mu mën a doon doo am suuf boo ko defee wala boo bëggee jouer ci intercommunalité bi tem boo demee beneen maire beneen commune bu ko neexee mu ni la joxuma la li ma soxla Malick xam naa dañuy dem léegi journal parce que il est 19h40 ñu dem journal dellu soit incha allah ci kanam ngir yeggale seen waxtaanu tey gile xam ne Mboro moo ñu yitteel moom la ñuy waxtaanee la nekk ca gox ba yan projet de société lañ fa andi ak itam yan joyante la ñu war a mën a andi ba waa gox ba yëpp mën ci gis seen bopp loolu mooy solos waxtaan bi xam ne dañu am mbégte dalal fi Malick Diop nekk tête de liste waa MPD liggéey Mboro sunu yitte ak itam professeur Momar Sall nekk notable ci foofee ci Mboro mbokk yi ñu seetaan léegi tuuti publicité laataa ñu egg si ci xibaaru français yi 19h45 ànd ci ak Adama dellu soit ci kanam incha allah.
sant ko bu baax gërëm ko moom Adama Anouchka Ba ci xibaar yoo xam ne moom la ñu andiloon ci kàllaamay nasaraan ci seen 19:45 mbokk yi ñu yegg si ci mujjanteelu pàcc seen total local ni ma leen ko xamee tey nag ñuy waxtaanee Mboro dalal fi Malick Diop nekk candidat ca mairie ba ci liste MPD liggéey Mboro sunu yitte ak itam professeur Momar Sall nekk ab notable ci gox ba foofe ci biir Mboro Malick ba ñuy jeexal sànq professeur andi na ay taxawaay ay xalaat ci li jëm ci Mboro ak ndaw yi maanaam nu ñu war a mën a def ba ndawu Mboro am bërëb boo xam ne peut-être nañ fa mën a liggéey wala ñoom ñu am ay capacité yu war a tax ñu war a mën a dem ci yenn bërëb bi mën faa liggéey yow lan nga yaakaar ne moom moo nekk yoon boo xam ne suñ ko jëlee ndaw yi Mboro suñu juddoo Mboro jàngee Mboro dinañu mën a toog biir Mboro gis fa seen teranga. jërëjëf monsieur Fall. loolu lu am solo la loo xam ni képp koo xam ni am nga idée taw idée yi méngoo ak jamono méngoo ak gis-gis war nga mën a nangu ni Mboro waru woon am chômage wala waroon naa bokk ci dëkk yi nga xam ne ci biir Sénégal moo war a gën a néew chômage parce que entreprise yi ëpp doole ci biir réew mi fa la ñu féete fu ci mel ni ICS ak MDL mais terewul tey ndaw ñi dañoo leen a bàyyi ak seen bopp ci ñàkk leen a taxaw ba nga xam ni ñi ciy def seen xel di jublu ICS wala MDL sax ñu néew la kon nag bu fekkonte ni am na nu njiit yoo xam ni moom la ñu war a am ci wàllu taxawaay ci wàllu boot ay ndawam ci wàllu taxawu leen ci wàllu waxal leen ci wàllu jëlal leen position kon tey ndaw ñi du ñu woon jàmbat li nga xam ni mooy emploi ñun dafa bokk ci suñu projet muy fexe ba ICS warloo ak ñun quota boo xam ni quota d'embauche la ak ay journaliers yu warlu ak ndaw yi biir nga xam ni ñoo nekk biir Mboro parce que mënoo nekk ci suñu suuf di ñu exploiter nangu ñi nga xam ne nii seen suufu ay maam la ñu woon xañ nga leen seen i tool yaa ngi waa yàq seen environnement ndox mi daw na napp bi gën na daw tool yi mënatul dem te mënatuñoo am xëy mu àgg ci ICS da koy egg ba da jël dem ba fi nga xam ne mooy Inde di fa jël ay prisonniers ak ñeneen di leen indi ñuy xëccoo ak Mboro li nga xam ne tey moom lañ fa doon nekk di ko liggéey comme journalier loolu nag ñun dañ ci am projet ñun en tant que maire ICS dootul continuer di doxale noonu ni mu ko doxale mais aussi dañu am identité boo xam ni identité wu Mboro la mooy Mboro képp ku ko wax da ngay wax bay ak sàmm muy suñu secteur boo xam ni tey Mboro dañoo xam ni c'est le grenier des légumes du Sénégal wàllu woowu dañ ci am ay projet mooy fexe ba lëkkaloo ñun ak ginnaaw ba ñu amee partenaires yi ba pare parce que noonu dañuy wax ni ñun suñu pilier bi ñu fas yéene sukkandiku pour suqali Mboro ci jiitu partenariat la parce que ñun loolu suñu domaine bu naturel la ci ñun wàllu woowu dañ ci bëgg a sukkandiku pour doxaat Mboro kanamam googu ñi nga xam ne moom lañ ko xamee woon muy dëkk boo xam ni dëkku bay la fexe ba encadré gone yi ci ferme boo xam ne day nekk ferme agricole communale boo xam ne commune bi moo koy fas yéene moom ñu lëkkaloo ak suñu ay partenaires ba nga xam ne bala ñoo bay dinañ xam li ñu commandé ci nangam ci wàllu comme ci tamaate wala ci supame wala ci xaal wala ci leneen bu ñu paree dem jaayi ko suñu ay partenaires ndaw ñi di ci liggéey di gis seen bopp di am salaire recette yi di duggaat ci biir commune bi. loolu mais loolu est-ce que nekkul loo xam ne day andi benn roue boo xam ne day dellu si waat tout le temps muy problème bu ñuy gis Sénégal ci biir mbay maanaam dañuy mbay fii jël dem jaay après ñoom ñu transformer ñu andil ñu est-ce que la roue ou bien la logique ne voudrait pas ñu changer roue bi te di bay fii di transformer fii di jaay bitim réew est-ce que du chaîne de valeur boobu moom moo nekk lu ëpp solo déjà balaa ngeen di jël bay di jaay. lu am solo mais ñun dañ la ci jiitu parce que man. dama toogoon ak ki nga xam ne mooy fonds d'aide publique japonais mu préparé woon benn projet de financement à hauteur de pratiquement 500 millions ci benn unité de transformation fruits et légumes bu ñu waroon a implanter Mboro autorité ya fa nekk bloqué ko parce que dañu gis ni bu ko Malick Diop defee dañu naan kii bu demee ak ñun élection du ñu seen biti ñu bloqué ko mais nag ñoom li ñu yor ba mën noo bloqué askan yooyu leen ko joxoon askan woowu nag tey ci lañ ñu wàcc ci ñoom wax leen ni leen dégg leen ñu jox leen ñu seen signature doyloo leen ñu ba nga xam ne loolu nga xam ne am nañ ko ñun ba mu pare nga xam ne tey mën a signé rek wala mën ko wéyal moo ci dox pour ñu mën a taxawu Mboro ci fexe ba partenaires yi jàppale li nga xam ne mooy Mboro parce que zone la boo xam ne bu neex a jàppale la Mboro dafay dëkk boo xam ne bu neex a jaay à l'international la ndax ni mu taxawee ak ni mu riche ci ay suufam ak ay ndawam ak léppam ñun nag wàllu dañ ko fas yéene sukkandiku pour fexe ba nga xam ne identité bi ñu xamee muy bay ak sàmm muy nga xam ne mooy capital ak des greniers du légume du Sénégal ñu fexe ba loolu ñu xam ko ci biir réew yi tax suñu taxawaay boobu ñu xam ko mais à l'international aussi ñu xam ko ci ay taxawaay yu ñuy dimbalee ndaw ñi ñu dellu ci loolu dellu aussi ci entreprise yi mais ñeneen ndaw ñi nga xam ne yooyu du seen i secteur yeneen ñi ngi seen ñi ngi seen yeneen domaine ñu fexe jàppale leen ci ñun dañu am projet ci jeunesse bi mu dellu ci étudiants yi taxawu leen
fexe ba ñi nga xam ni ñi ngi wàll seen wàllu secteur liggéey ñu fexe nan la ñu amee ay financement naka la ñuy jàppale ci ay projet ñi nga xam ne seen projet aussi tukki la ñu xool ak suñu ay partenaires ci ay contrat saisonniers naka la ñuy fexe ba jële leen fii ci réew mi ci biir Mboro génn leen ñu dem biti réew ci ay contrat saisonnières ñu dem liggéey pour mën a teral seen ay wajur yooyu ay projet la yoo xam ne ñun dañ ko ëmbal professeur par rapport ak proposition yu mu joxe ubbi bunt yi loolu ba mën nañ jàpp ne su fekkee ne nekk na lu réalisable maanaam ubbi bunt yi ba ndaw yi mënti dem ay contrat saisonnier te dama ko ñëwaat nekk na loo xam ne mën na xeex li ci migration irrégulière bi xam ne moom la ñëpp ti jooy ci biir Sénégal projet yi est-ce que nekk na loo xam ne yow jàpp nga ne lu réalisable la lu smart la na ci seede ñun professeur est-ce que loolu lu tàmbali nañ ko bu yàgg est-ce que nekk na taxaw ci tànk yooyee déjà c'est très réalisable parce que boobu xam nga Mboro li ma waxoon sànq rek ki njëlbeen moo ci nekk ku toog ci taawu or te xamoo ci li nga toog Mboro pêche bi mën na fa dox Mboro tourisme mën na fa dox Mboro agriculture mën na fa dox Mboro commerce mën na fa dox Mboro élevage mën na fa dox parce que surtout élevage zone bu nga xam ni c'est favorable à l'élevage parce que dafa féex la brise maritime la nga xam ni alors nag boo fa defee ay projet d'insémination agricole d'insémination artificielle nag yi dañuy génne ay 20-30 litres par jour voyez-vous te commence nañ ko expérimenter foofu au daral de Mboro que je fréquente donc li nu wax aussi ci transformation moom amoon na un projet d'usine de transformation de fruits et légumes parce que affaire bi filière la bala nga bay une certaine quantité xamal foo koy conserver xamal foo koy stocker xamal fan nga koy jaayee te ngeen bañ a bayandoo benn produit parce que bu ngeen ko bayandoo dafa naan xas ci marché bi et mévente rek moo ci am wala ngeen das suul ko comme on l'a fait ci soble yi récemment donc en tout cas les idées sont là les partenaires sont là les moyens se créent moyens moom dañ koy créer rek xel mooy moyen donc loolu c'est des choses yu nga xam ni qui sont très réalisables parce que zone boobu c'est une zone favorable donc pour booster les secteurs d'activité économique comme le commerce le transport le maraîchage comme li ma doon léegi transport ba benn tali moo fa am bu nga xam ni transport moom la ñuy jël camion ICS moom la ñuy jël mais kooku day créer des bouchons yu nga xam ni day ralentir l'activité économique donc yooyu de sorte que wax nañu créer benn voie de dégagement bu nga xam ni camion yooyu foofu la ñuy jaar yeneen oto yi jaar circulation bu fluide te boo xoolee circulation Mboro rek da ngay xam ni Mboro ni population bi doublé loolu la seen parc automobilier doublé ba tax na yooyu c'est des choses très très réalisables à mon avis. D'accord Malick pour terminer ndax temps bi xaw nañoo tànc conseil municipal ngeen woon amoon nga budget bu nekk ci mairie bi budget boo xam ne mënuñu wax natt bi ci mu toll yow mi nekkoon ci biir conseil municipal bi natt bi ci ñaata la tolloon waaye itam jigéen ñi ban wàll nga leen bëgg jox yow ci sa programme ci seen projet parce que jigéen ñi faw ñu gunge leen jigéen ñi faw ñu wutal leen ay buntu jigéen ñi faw ñu financer leen wala ñu porter garant ci ñoom nan nga yaakaare ne yow ci sa projet politique mën nga ubbi ay buntu pour jigéen Mboro. jërëjëf projet bu am solo la en tant que conseiller donc dinaa la dikkal si li nga xam lan moo téye Mboro ba doxul parce que Mboro ak ni mu toll dinañu am pratiquement 300 ñu recouvrir plus de 300 millions de budget 300 millions moom mooy seen budget mooy suñu budget actuellement ci biir 300 millions yi pratiquement mën nga ni 290 millions yëpp budget de fonctionnement la comme mairie Sénégal fonctionnement comme mairie Sénégal yëpp loolu du Mboro du ci Mboro mel feneen melu ni ci Sénégal parce que ci Mboro cote ngay fekk ci budget wu 300 millions nga fekk cabinet du maire muy jël 30 et quelques millions cabinet du maire pratiquement mën ngay 2%
ci équivalence su budget bi loolu Mboro kott nga koy gis parce que boo gisee li tax Mboro du dox mukk amul c'est parce que dañoo amul maire bu bàyyi xel commune bis bu ñu amoon maire bu bàyyi xel commune bi budget bi du tuutee ni mu tuutee bàyyiwuñu xel commune bi foofa bëgguñu fa dugg sax parce que ñun le maire du suñu adversaire élection yi ñu dëgmal ci Mboro ñëpp xam ni Mboro moom changement dana am inéluctablement changement dina am kon ñun ñëpp say candidat say mais du suñu adversaire ñun suñu adversaire mooy ka nga xam ne dañ naan bu ñu kooko ñu war a mën a gagner bu duñu ñàkk mais kon kooko du duñu d'accord léegi pour projet pour jigéen ñi taxawaay bi xam ne fa laa jëm parce que bala nga ni naam ne fa bu fekkente ni dañu am budget wu 300 et quelques millions cabinet du maire nekk 33 millions ou 37 millions c'est parce que y a problème au moment où ma ngay jël éclairage public mu def fa 17 millions wala salubrité mu def fa 12 millions comme si cabinet du maire moo ëpp solo fuuf lu leeral dëkk bi ak du ko setal loolu moo tax juróom-ñaari at yépp da ngay gis ni Mboro day consommer budget mais doo gis dara lu leer doo gis dara lu set doo gis dëkk bi ñu tabax yoon doo gis sax mu jënd laso pour laso benn taatu garab ni da koy weexal parce que mënul def dara parce que budget bi 300 millions la fonctionnement plus de 290 millions la mu del si aussi ci lu Mboro suñu yitte di wax te muy loo xam ne dëkk la ju wér péng mooy képp koo xam ni candidat la ci Sénégal ak fu mu manti doon booy dig nit ñi développement te wekkoo ko loolu ci budget yaa ngi nax nit ñi rawatina nag commune yu ndaw yi nga xam ne dafay mel ni Mboro képp li nga xam ni moo mën a dogal développer commune relation internationale la te ñun foofu la ñu fas yéene sukkandiku ginnaaw ba nga xamee ne ànd nañu suñu ay partenaires ak nit ñu am dayoo ci biir Mboro ci mel ni suñu grand Sidi Ndaw ci wàllu relation internationale am aussi mu indi ko ci biir Mboro suñu yitte di ñu ci jàppale ci wàllu taxawaayam mais loolu aussi foofu loolu ñuy dimbali ba ñu mën a jàppale jigéen ñi parce que ñun loolu tamit naguñu ba xaar ba nekk maire pour def ko parce que jël nañ ay jigéen ñoo xam ne fii ci biir réew mi lañ leen jëlee yóbbu leen ay visa ànd ak ñoom Japon wala ñu ànd ak ñoom feneen Chine wala Dubaï ñu dem charger seen ay conteneurs exi ci le projet boo xam ni kay xappi lañ ko tuddee suñuy projet de financement la boo xam ni dañuy jël ay jigéen wutal leen pratiquement équivalence su quelques sommes ànd ak ñoom wutal leen facilité de voyage wutal leen facilité visa ànd ak ñoom ñu dem charger seen conteneur dikk del si jaayaat projet yu mel noonu dañu projet yooyu dafa nekk loo xam ne da ngeen ko def ci benn jigéen rek ndax li ngeen di wax ni day mel luy gën di promouvoir informel bi est-ce que newul lu gën ngeen xool noo leen dajale jigéen ñi ngir mu nekk formalité suñu doole toll lañ ko jëfe di en attendant di xaar être maire mais léegi pour le futur moo tax ma lay laaj pour le futur laa la wax ni la ñun dañu am projet pour Mboro parce que projet bi ma lay wax ni moo ci jiitu tey unité de transformation fruits et légumes boobu suñu nekkoon mais question de temps lay doon dañuy daal di fas yéene jigéen ñi nga xam ni mooy jigéenu Mboro gaaw gis seen bopp ci identité muy bay mooy fexe ba nga xam ni tey mën nañu installer benn entreprise ci biir Mboro boo xam ni day defar ay jus locaux yoo xam ni mbay mi ñuy mbay ci la ñuy sukkandiku di ko ci def te loolu tey su ma fekkoon te dañoo nekk maire partenaires yi ñi ngi taxaw dañuy dem fëgg seen bunt di leen ñëw leen jàppale suñu ay jigéen ba lii nga xam ni moom la ñuy bay ñu mën ci jariñu parce que jigéenu Mboro ñu neex a jàppale nañ ñu am jom lañu Mboro rek ngay gis jigéen joo xam ne day xëy suba jël boolam def ci naanaa li nekk ci bool bi yëpp ci persil wala naanaa du mat 750 mais toute la journée day toog di xaar lu mu am pour mën a dellu kooku su fekkente ni tey amoon na autorité boo xam ni dafa wéeru ci moom mën ko jàppale ci wàllu mu mën a def lu yaatu kon kooku kon kenn du ko jàngal naka ngay liggéeyee c'est parce que dañoo amagul ay autorités yoo xam ni rek moom la meeroom Bengool waaye nag yaakaar yi ngi judd parce que Mboro suñu yitte dafa ñëw indi projet société boo xam ni dafa xam ni Mboro dafa war a bokk ci ville yu war a rayonner ci Sénégal ndax Mboro noonu la toll ci ay économie ak suufam su riche Malick d'accord pour terminer parce que temps bi jeex na fi toll nii jeex na tàkk bilan maire bi sa bilan la bilan maire bi suma bilan parce que maire musuma ko voté dara te musuma ko voté conseil municipal la ma ca méngool maa ngi koy def la ñu ma fale en tant que conseil municipal la ñu ma fale en tant que conseil municipal mooy may ñëw di waxal Mboro di xalaatal Mboro yoon yu ma xalaat pour Mboro ak ma waxal Mboro bu ko maire defoon kon dañ ko naan gàcce ngaala su mandaam jeexee ñëpp ni accam ñëpp ni lii dootu fi amati c'est parce que bu yoon yu ko Malick tegoon da koo dëkkul fii laa dem wut ay partenaires ñëw andi ko di ko loolu ñu ànd partenaires fii laa dem indi des partenaires ni ko maire ñëwal partenaires yaa ngi nii di bëgg a financer mu ni ma soxlawuma ay partenaires yu ne bitim réew samay partenaires yi Dakar kon maire boo xam ni dimbali nga ko tey pour mu suqaliku bu nangu la suqaliku mënoo ci dara pour terminer le bilan du maire Malick Moussa Ndiaye c'est le bilan du conseil municipal Malick Diop ñoom ñaar non du tout parce que maire su ma déggaloon pilier bi nga xam ne tey pilier bi nga xam ne tey maire su ma déggaloon pilier bi nga xam ne tey comme ñu développé ci Sénégal ci la ñu jaar muy relation internationale kon kenn du ci jiitu Mboro c'est de laaj te nekkuma woon conseil municipal tu dors à partir du net
laa gis moom ci boppam muy lancer des pics te teg ko ci yoon à l'actuel même di critiquer ay critiques yu nga xam ne lu jaar yoon la kon seen xel dal na daal fi mu toll nii pour am moom ngeen yaakaar am nañu yaakaar bu baax mais en tant que enseignant mënuñu bañ a wax tuuti ci éducation éducation lycée Mboro récemment Audace ay partenaires européens ñoo fa defar benn infirmerie ba fa nekkoon depuis 1985 te 3 sur 4 la 4 mètres ndongoy yi plus de kon dégg nga voilà donc amul bibliothèque municipale amul hôpital digne de ce nom de Mboro par rapport à la population amul stade bu valable. parce que muy suñu projet de société. fexe ba jeunesse bi am fu ñuy tàggatoo ci nu mu gën a gaawee. sant leen baax gërëm leen yéen ñi ñu doon teewlu Malick Diop nekk tête de liste MPD liggéey Mboro suñu yitte nekk candidat ci mairie bu Mboro moom ne suñu gan ak professeur Momar Sall nekk notable foofee ca gox ba jàngale fa waaye itam bokkoon ci ñi xam ne daawoon nañ leen ràññee ci seen dëkk ba ndongo yu bëri ci loxoom la ñu jaar ni mu ko waxee Malick bi ci loxoom la jaar ñoom ñaar la ñu daloon tey ci seen total local doon andi ay leeral ci Mboro lan la ñu soxla waaye itam nan la ñu war a mën a def ba gox ba mën a jëm ci kanam si guddik ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 suñu jugee ci élection locale yi jox leen di daje ëllëg incha allah beneen gox yeneen i invité yeneen i candidat wala candidate ngir ñëw andi ay yéene ci seen i programme ci gox yi am fii yëpp ci biir Sénégal mbokk yi léegi ñu ay seetaan tuuti publicité yeggale ak programme bi 21h45 ngeen am ndaar yi ak Aïssata Ndiaye andi ci ak Baba Ndiaye jërë ngeen jëf